waaw ami internet yi ñuy seetaan ci seen site préféré inforewmi.com tey nag comme dogalu suñu borom bi subhanahu wa taala ba mu ko amalee jëmaki ci ku tedd ki nga xam ne moo fi bàyyi ko di Cheikh Ahmed Bassirou Kounta tey nag ñu ñëw fii ci levée du corps bi daje nañ feek ñoo xamante ni ji am na lu ñu xam ci moom war a apporter ay témoignages jëme ko ci nga xam ne moo fi bàyyi ko di ak Cheikh Ahmed Bassirou Kounta kenn ci ñoom rek Père Abdoulaye Diaw le doyen de la presse sénégalaise l'un des doyens de la presse sénégalaise ñu jox ko kàddu gi mu indi ay témoignages jëme ko ci jëmm ji nga xam ni moo fi bàyyi ko di Cheikh Ahmed Bassirou Kounta. waaw presse bi day ñàkk nañu tey ji ku mag a mag la ñu ñàkk li tax ñu ñàkk ku mag ñun dañu nekkoon xale bu tuuti bi presse bi nekkee en mutation am nañu chance gis Alassane Ndiaye Alou mais gisuñu son prédécesseur boobu dañu gën nekk xaleel trop prédécesseur am tubaab la woon bu tudd Pierre Véran foofu la reportage sportif jóge Pierre Véran Alassane Ndiaye Alou après Alassane Ndiaye Alou l'après Alou jafe parce que booba Alou def na ci sénégalais yu nga xam ni pour déglu keneen dafay jafe Bachir Kounta ànd ak moom te xam nga ci Bachir Kounta bii ànd ak moom dama la ci évoquer benn fait bu important bis président Senghor Guinée daf ñu gagné à Conakry mu bëgg gagné match évoqué que en conseil des ministres Ablaye Fofana ministre de l'information ni que bu ñu jëlee Alou dañuy dimbale ñu gagné match bi te boobu temps fekk na Alou tafu ci Mamadou Dia mu am élégance su nangu ñëw bi mu ñëwee ñu ànd ak moom président Senghor ni nag lu ñuy def dañ ci boole Bachir Kounta mii nga xamee ni moo doon def l'après Alou ak Pathé ak Magib ak Garan Coulibaly ñuy suñu mag ci profession bi après Alongo booba ba léegi tàggoowuñu ak moom wax nañ ko léegi Bachir Kounta est entré à Radio Saint-Louis en 1952 plutôt en 1952 booba léegi tàggoowuñu ñun mu tette ñu à Radio Saint-Louis maak Golbert mais du rajo bi moo ñu boole fa ñu dëkk ca Ndar moo ñu boole kon tey jii ñu koy gunge si man sama mag laay gunge si mi ngi nii di ñibbi Njaasaan mënoon na ñibbi Ndar fa nga xam ne dañu xaleel ci wetam amuñu 20 ans bi ñuy ànd ak moom mu nekk modèle ñu bëgg ko niiw loolu mu def ci ñun yàlla na ko fekk tey ci bàmmeel bi mu jëm. message président yaramam yëpp lu bari metti ko mais ñu nangu nit ndax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ñëpp fekk naa ne ñu mënoon a def conférence bi def minute de silence dinañ ko def tey nag mu ne ma xam sax pour mu yëngu woon ne ma wante bala nga fay dem da nga ànd ak ministre d'État Mbaye Ndiaye ak ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Diouf Sarr yore santé Serigne Mbaye Thiam yore éducation mu ne ñu ñëw ànd ak Racine Talla nga xam ne mu ngi dégg RTS taxawal ko fii ci turam jaal réew mi yëpp ndax defe naa suñu papa El Hadj Mansour wax na ko suñu papa suñu nijaay Ahmed Bachir réew mi yëpp a ko bokk tey diine ñàkk na république yi ñàkk na la presse ñàkk na le monde de la formation yi ñàkk na ndax moom defe naa ne dimension yooyu yëpp la ëmb ndax fa mu bokk ak ñëpp defe naa ne tey képp kuy kilifa diine ñàkk moo tax jaalu président yi nañ ko teg ci loxo suñu kilifa di suñu soppe di Serigne Pape Malick nga xam ne ñu ngi fi toog
bu toogee bu ñu ko tegee ci loxoom bu ko ci loxo El Hadj Rawane Mbaye defe naa ni Sénégal bi yëpp jaale na diine fii ci réew mi ak Ahmed Khalifa yi xam ne suñu mag la suñu goral. Ahmed Bachir Kounta la dernière fois bi ñuy gisee mooy le discours du président de la République parce que man maa ko seeti bi ma Ablaye Diaw boole ak moom ba léegi saa su nekk daf may woo ñuy waxtaan fa lañ nekk di waxtaan mu ne dafay dem RTS parce que dafa war a traduire le discours du président mais toogal xaar ma fa laa toog xaar ko ba mu ñëw xam nga loolu cofeel la gis nga Ahmed Bachir Kounta la dernière presse foot ñu ngi ko tuddee Ahmed Bachir Kounta du man maa ko tuddee Ablaye Diaw bi ma ko ne Ablaye Diaw yooyu lañ bëgg def parrain mu ne déedéet man mënuma nekk parrain parce que am na ñi ma jiitu te tey ku ñu jiitu mooy Ahmed Bachir Kounta. waaw jërë ngeen jëf tey jii ñàkk nañu ko mag ñàkk nañu un repère ñun surtout ñun ñi xam ne sommes de la presse ki ñu ñàkk c'était un homme qui a placé sa vie sous le signe du service. Il était au service des autres, au service de sa famille, au service de sa communauté, au service de son pays, toute sa vie durant. C'était un homme de devoir, un compagnon, un collègue plein de loyauté et de sincérité. dëgg ñun ñëpp ñu ngi ànd di ko ñaanal yàlla pour yàlla xaral ko àjjana yi gën a kawe. jërëjëf. témoignage yi ma ci mën a def pour man ñaar la bi ci njëkk mooy Bachir dafa nekkoon koo xam ni dama bëggaloon boppam apprécier ma moo ma may jabar tamit ndax sama jabar waa Kounta yi la waa Njaasaan la lu weesu loolu dafa am loo xam ne nit ñi seetluwuñu ko ci âge Bachir agent RTS la woon jóge na fa dem retraite âge Bachir moom dong mooy agent RTS bu fa jóge dem retraite 25 ans après plus de 25 ans après mu continué di liggéey 25 ans plus de 25 ans après El Hadj Bachir continué di liggéeyal rajo bi di liggéeyal télévision bi di liggéeyal service yëpp service sport yi magazine yi service religieux yi journalisme bi El Bachir mu ngi woon ci lépp mu ngi woon ci rajo ci lépp télévision ci lépp 25 ans plus de 25 ans après son départ télévision daf ko soxla woon rajo daf ko soxla woon mu ngi ci doon liggéey ba bërkaat ci dem loolu amul benn agent RTS bu ko mos a def te defe naa ni remplacer ko RTS dana jafeñ trop parce que remplacer RTS El Bachir mooy mën a liggéey ci poste yëpp mën a liggéey ci service yëpp te di ko def ba at yi mu am noppalikuwul loolu lu mat a seetlu la moom dong nga ko def c'est une performance c'est un homme multidimensionnel c'est un artiste du verbe. sentiment wu tristesse ak perte yàlla def na daan naa jokkoo ak moom alxames pour xam ajuma nu mu daan doxalee parce que 9h 10h moo daan lekk à l'antenne donc daan naa jokkoo ak moom alxames toujours di ko laaj nu muy demee et comme d'habitude defe naa bi ma nekkee chef de service ak léegi avant may nekk chef de service ma nekk chef d'unité defe naa benn yoon lañ ma mus a woo ne ma Bachir Kounta nee na du mus a ñëw benn yoon pour te dire dafa régulier woon ci liggéeyam xamoon na li ko war mu koy def xamoon na li nation bi di xaar ci moom mu koy def donc benn yoon boobu laa mos a dégg ça fait peut-être 2 semaines ou 3 ñu ne ma Bachir Kounta nee na du ñëw soo munee rediffuser ma woo ko di ko doon c'était pour xam ndax dafa am lu ko dal wala déet waaye fekk ne dafa amoon fu mu war a dem te mënu ko manqué xew-xewu famille la woon donc loolu moo taxoon mu absent li ma si mën a jàpp ci moom mooy sama directeur Michel moom mu mos a wax ne ma soo munee bis bu ne nga waxtaan ak Bachir Kounta def ko wala boog saa yoo ko gisee waxtaanal ak moom nga def ko daan naa ko def nag vacance ba vacance ndax programme vacance dama daan indi ay émission yu yàgg daan ko teg te toujours dama ci la waxtaan ak moom nit la boo xam ne boo taxawee ak moom boo paree dina la jox ay anecdote yoo xam ne mënoo ko sax wàññi te anecdote bu si nekk dafa am lu mu lay njëriñ donc loolu laa mën a wax ne jàpp naa ko ci Bachir Kounta en terme de conseil professionnel. dénkaane woon ne dëgëre nañ ko indi Baye Niass mu yar ko nekk baayam gannaaw baayam wax ko ñaar fukki at ñun ñii ñu ay rakk diggante boobu yàgg na lool man ak Cheikh Ahmed Bachir
ñu bokk ci benn hôtel ci Jedda bu tudd Alkandara boobu hôtel ci Jedda ñaari hôtel rek moo xam ñu bokk benn néeg ñu bokk duggandoo ci ñaari douche ci suñu néeg sangu armal mu tànn lifraat ma tànn tamak mu ne ma ñaari maag la koy dénk ndax xam naa ne bu doon ñaari fan maa lay jiitu mu ne ma benn ba boo déggee ne génn naa àddina na nga jàng nangam ak nangam ak nangam ba nga wax ak kenn ñaareel ba armal gii ma armalee danaa ko dénkaane ci sama kër ga nekk Tëngéej nañ ko jël teg ko ci sama kaw gannaaw bu ma defee càngaay mooy ci sama borom ma yóbbaale te mooy armal bi nga xam ne moom laa ñëwoon uy si sama borom ndax tey dee bu jëkk la ndax tey dee nañ sang nañ suñu bopp sang suñu bopp waaye ba cay tegu mooy dañuy sang bu boobaa bu ñu ca cangaay bu mujjee ca sang bu mujj ba nañ man sàngee sama armal moo ko seedale ko ñi koy taxaw kon dafay mel ni dama war loola waaw may tegu ici di wax ñi nga xam ne dañuy wax te këru diine yëpp bokk ndey ak baay waaw Pa Malick Sy mii Serigne Babacar mi ko jur mën nañ koo séddoo ak ku ko neex waaye soxna astukan suñu soxna astukan la bokkuñ ko kenn jërëjëf waaw maanaam li am importance moo di ne bés a ngi nii boo xam ne moom kii fi jógee daf maa wax jox ju rafet ci digganteem ak président de la république de sosuma ndax daf ma ne yow lu tere mu jublu ci moom ma ne ko nangam ak nangam mu ne ma ku am yar ak teggeen ak cër la daf ma jox yar ak teggeen ak cër kon nag su fekkee ne bés buñ koy tudd bés bu mujj bu jotee loola itam ci mottali ko la jazaakumullahu xayran asalaamaaleykum wa rahmatulah. dañu nekk ca Diamniadio ñu di ci conférence bu mag ak ay naataango bu ñu jógee yeneen réew dañu ñëw ministre d'État Ousmane Ngom yónnee message président yaramam yëpp lu bari metti ko mais ñu nangu nit ndax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ñun ñëpp defe naa ne bu ñu mënoon a def conférence bi def minute de silence dinañ ko def tey nag mu ne ma xam sax fu mu yëral woon ne ma wante bala nga fay dem da nga ànd ak ministre d'État Mbaye Ndiaye ak ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Diouf Sarr yore santé Serigne Mbaye Thiam yore éducation mu ne ñu ñëw ànd ak Racine Talla nga xam ne mu ngi dégg RTS taxawal ko fii ci turam jaal réew mi yëpp ndax defe naa suñu papa El Hadj Mansour wax na ko suñu papa suñu nijaay Ahmed Bachir réew mi yëpp a ko bokk tey diine ñàkk na république yi ñàkk na la presse ñàkk na le monde de la formation yi ñàkk na ndax moom defe naa ne dimension yooyu yëpp la ëmb ndax fa mu bokk ak ñëpp defe naa ne tey képp kuy kilifa diine ñàkk na moo tax njaalu président yi nañ ko teg ci loxo suñu kilifa di suñu soppe di Serigne Pape Malick nga xam ne ñu ngi fi toog bu toogee buñ ko tegee ci loxo ko ci loxo El Hadj Rawane Mbaye defe naa ne Sénégal yëpp jaale na diine fii ci réew mi ak Ahmed Khalifa yi xam ne suñu mag la suñu gorol amal nu ni moo nu sàkk moo nu bàyyi ci kaw suuf waaye bise ngi ñëw daanu ko wuy ji te ci bàmmeel la ñu jaar moo tax ahlu tasawuf di wax naan alxalqu kulluhum musaafirun alxalqu
كلهم مسافرون من الطين إلى الصلب، من الصلب إلى الرحم، من الرحم إلى الولد، من الولد إلى القبر، من القبر إلى الموقف، من الموقف إلى إحدى الدارين الجنة أو النار. fii moom dem na te wax ni yàlla bi mu sàkkee bindéef yi ba keroog jamonoy jeex ci tukki lañ nekk. ñu ngi jóge ci suuf moom Adam jaar ci ndigg, jóge ci ndigg jaar ci waxu mu jigéen, jóge ko judd ñëw ñu judd dem bàmmeel parce que nag tey dem na bàmmeel ñoo fi desali. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. papa maa ngi lay nuyu, maa ngi sant yàlla ci daje bile, sant yàlla it ci bés bi ndax yàlla moo wax ni fa iza asabatun musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. yàlla sàkk na dee lu jiitu mu sàkk dund, waaye déegu mel ne déewu Bachir li muy métti sant yàlla la ndax dundam am na njëriñ. li tubaab jox une vie utile. Bachir diggante bi mu fi juddoo ci askan wi mu juddu xam ne aada gi moo doon tegoo kaala toog, Bachir tegoowul kaala toog, dafa jóg sàkku ji xam-xam ba li fi nasaraan bi indi muy kàllaamam kenn mënu ko ci woon, waaye olof bi xam ne xadi juumeel ndeem ci la ko jur kenn mënu ko ci woon, arab bi xam ne ci la sëtu ci maam bu kenn mënu ko ci woon. mu dugg nag ci métier muy métier tas xibaar. sànq dama toog di xalaat ma ni première fois bi Bachir téye micro te mu wax ma ko 1957 la. nous sommes en 2019 juróom benn fukki at ak ñaar dégguñu fenn fu Bachir waxee lu taal réew mi. loolu prouesse la, prouesse boobu nag yàllaa ko ci dimbali que dafa amoon mission, xam ne am na mission bi mooy ci wàllu tas xabaar muy wax luy jokkale nit ñi, wax luy jàngal nit ñi, waaye wax luy gindi nit ñi. ci loolu la Bachir nekk ba génn àddina. ñaan yàlla yërëm ko, ñaan yàlla jéggal ko, mais ñaan na leen surtout yéen dale ko ci Sambou ba ci yow, ñaan na info réew mi sutura yàlla daal yàlla ñu ko yàlla boole defal. asalaamaaleykum. ñu koy sant di ko gërëm. wa inna ilayhi raaji'uun. témoignage bu Sénégal yëpp apporté, témoignage bu République du Sénégal apporté ci demu ci Ahmed Bachir Kounta. julli tey ku am citoyenneté, ku xam lan mooy sens de devoir et de responsabilité, waaye ku jox léppam nation bi ci diine yëpp nag, ci dugalanteem ak kilifa diine yëpp ak même ñi nga xam ne bokk na woon ak ñoom ak diine. donc exemple de cohabitation, mais exemple la moo xam ne de solidarité et de partage. partager na àddunaam dundam yëpp ak Sénégal yëpp ndax kenn ku ci nekk ñi fi ñëwoon tey teew kenn ku ci nekk am na lu mu seqal ak yow. moo tax tey nation bi yëpp dala na ko njukkal, république dala na ko njukkal. ñun nag dañoo bokk ci république bi fépp foo xam ne ni tey république taxaw na du sam ngeen ne mu ngi ci wetam di magnifier action yi mu def, waaye di taarantal aussi action yi doon wane ñun ñëpp ñu jëf ci comme leçon, ñu def ko suñu livre de chevet pour mën doxal suñu réew. ndax lépp lu ko ñoroon mooy jàmm Sénégal, lépp lu ko ñoroon mooy avancement Sénégal yi, lépp lu ko ñoroon mooy ñun Sénégal yëpp kenn ku ci nekk ci sa la waroon mais nekk ci bànneex pour Sénégal jëm kanam.